Sénégal salaamaaleykum waa diaspora salaamaaleykum àddina sax laay wax fépp fu nga xamante ne Sénégal yi mu ngi fa rek moo xam ci hôpitaux yi ci prison yi ak fépp fu ñu mënti nekk ku nekk maa ngi lay fekk fa nga nekk di la jox sama loxo di la wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu di leen wax que ni dal leen fii ci Kër Ndanane TV la chaîne de l'élégance waaye tamit dal leen fi nga xamante ni moo di seen plateau Café Show nekk seen plateau bi nga xamante ne duma tàyyi ci di ko wax yéen a ko tànnal seen bopp duma ci wét nag benn yoon parce que dama ciy ànd ak ay nit yoo xamante ne ku ci nekk rek boo waxee boo nee dara rek ñu dégg la tey nag dañuy dalal gan gu bees muy Youssou Sakho Aidara mi mais nag bala ñuy sori damay bàyyi Bibiche bi nga xamante ni miin ngeen ko bu baax mu nuyoo su ma paree jàll ci Youssou Sakho après ñu faram fàccee leen indil leen lépp mais nag bala may jeexal damay nuyu ñi nga xamante ne ñoo di suñu ay sponsor ku ci mel ni Aquaterra Vinaigre Mame Diarra Kara Jolof Agricole ak Tawfekh Multimédia du ma wax nag ba pare di fàtte ki nga xamante ni moo jaar ci sañse bu yanj bi di Kër Ndanane shop nekk fa nga xamante ni moo di Sonadis derrière la pharmacie Astel seen numéro téléphone di 77 831 82 30 77 831 82 30 su ngeen demee di ngeen fa fekk ay yére yu mucc ayib yoo xamante ni du ngeen fa dugg ba génn te gisoo leen da ngeen bëgg loolu maa leen defal promesse boobu Bibiche asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah Fatou Kiné maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu Aidara mi nga xamante ne moo ñu fekk si tey si suñu plateau maa ngi nuyu nag sénégalais yi yëpp bàyyiwuma kenn fépp fooy munti nekk rek maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu diaspora bi di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan fii ci Kër Ndanane TV di la chaîne de l'élégance donc du ma def rek lu dul di ñaanal ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lalu hôpital yi suñu borom fëgg seen bopp bañ dellu seen i biir kër ñi nga xamante ne tamit ñu ngi ci ay xat-xat yàlla na leen suñu borom teggil xat-xat yooyu ba niital leen seen yoon. amiin allahumma amiin kàddu yi rafet na Youssou Sakho asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ma bàyyi la nga nuyoo ko askan wi pare ñoo faram fàcce ko wax ce soir. bon nuyu naa ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant alhamdulilah. alhamdulilah moom nag dafa simple cool macha allah yàlla bu la ca dugg fenn d'accord bala may commencer nag si dara wala may dugg si dara damay laal benn point bu essentiel loo xamante ni maanaam. dafa lëmbe Sénégal mu di sàcc gi nga xamante ni moo xam dañ lay agressé ci tali bi wala ñu daj sa néeg Assane Baye Fall ma lay nuyuwaale bu baax yow bi nga xamante ni sama mag ju baax nga ñu dem ba sa kër daj sa néeg jël fa lépp loo xamante ne amoon nga ko fa waaw maa ngi lay masaw bu baax mais il faut ñu wax ci loolu tamit parce que nekk na loo xamante ne lu ñaaw la daal Bibiche loo xalaat si loolu. bon franchement man nekk na loo xamante ne man rafetluwuma ko benn yoon parce que dama ne gis nga suñu borom mënu la may nga yaa ngi ak sa wérgu yaram nga yeewu yor sa kàttan teg sa ñaari tànk mën a jóg dox war a dem liggéeyi ji yow nga ne yow doo def sa métier lenn lu dul rek jël moomeelu jàmbur yi man donc loolu rafetuluma ko benn yoon ndaxte fan yi gisoon nañ fi la nga xamante ne tey jii sax mooy borom scooter yi li ñu xewaloon yow da ngay dox ci mbedd bi ñoom ñu nekk ñaar ñëw ba sa wet gaare nangu sa portable dem ak moom ci digg mbedd gi bëccëgu ndax kàmm léegi nëbbatootuñu nga nekk sa biir kër tëj génn dem kenn nekk fa ñu ñëw dajji sa kër dugg jël lépp la nga xamante ne moom nga fa am comme loo xamante ne lu am valeur tamit ñu dem ak moom man nekk loo xamante ne maa ngi koy rafetlu nañ jël seen doole googu leen suñu yàlla jox boole ko xel moomu mu leen jox ba ñu mën a xalaat lu ñaaw loolu lu ko def nañ ci xalaat ci lu baax daal di jéem a dem liggéeyi ji wut lu ñu amal seen bopp man loolu laa ci gis. d'accord mu nekkoon benn parenthèse bu ndaw bu ñu ubbi rek waaye nag comme ni ma ko faral di waxee rek da naan la chaîne de l'élégance Ami Thioune bi nga xamante ne moo nekk ci àll atur jaar ci périg bi sama mag ju baax jooju ma lay jaajëfal bu baax yàlla na sa jàmm yàgg Bibiche loo ñu indiloon tey si internet bi. donc li ci internet bi tey rek dama koy ubbeek ki nga xamante ne moo di Farba Ngom le griot de Macky Sall son excellence monsieur le président waaw gis nga tey ji ci moom laa leen di ñëwal parce que gis nañ ni que ne fan yi li nga xamante ne moo di off nag vilipendé na voilà am na benn scandale bu 25 milliards boo xamante ne moom la teg ci kaw Farba Ngom nga xamante ne moom moo nekk maire Agnam Siwel voilà non maa ngi nuyu waa Agnam Siwel siwal leen ma nekk député boo xamante ne ci Macky Sall gis nañ ni que ni bi ñu estimé patrimoine am toll na ci 25 milliards
donc mu nekk la nga xamante ne am na benn parc automobile loolu nag jaaxal nañu ci ko nga xamante ne nee nga yow géwélu président Macky Sall léegi man alal boobu fan la war a jógee ba ñu mën a estimer sa am-am mu nekk ci 25 milliards bu ñu ko tasee day nekk benn parc automobile ak 15 maisons. voilà ak 6 immeubles yoo xamante ne mu ngi nekk fii ci Dakar li nga xamante ne nag moo nekk terrain yi rek mu ngi nekk ci 7400 mètres carrés mu ngi longé li nga xamante ne mooy ancienne piste aéroport bi lu ko jëlee foofu ñëw Diamniadio ba Somone. kii am na alal de. loolu yëpp ay terrain foofu yëpp am na fa terrain voilà ñu gis ni que ni tamit à part loolu ma ko fi limal comme métier am dafa nekk courtier tamit. voilà courtier la donc alal jooju xaw ma ndax ci courtage bi la ko jëlee wala lan daal doy na waar doy na waar mu ngi noonu daal. Sakho yow moom politique danga kaa ruy naan ko yow xam naa loolu wax nañ ma ko te gis naa ko itam mais li ñu wax ci Farba Ngom nii instant yi gis na trop parce que ñun moom mooy loolu. leer yu ba fi réew mi toll nii réew mi ni mu méttee nii maa ngi wax ci ak càcc pare ma nit ñi xam nga pauvreté extrême moo tax. nit yi di def loo xamante ni baaxul di sàcc di lor nit ñi loolu moom dëgg la jom sax parfois da siy bokk mais tamit pauvreté extrême la lan ngay wax si loolu. bon man foofu si sama xalaat bu gàtt bi. waaw mënuma mënuma wax alal bi fu mu jógee puisque awma si confirmation. dëgg la mais wax dëgg yàlla xaw ma 25 milliards. loolu benn milliard sax si nit. mun nga ko lekk xaw ma 50 ans bu dee chaque jour 50 000 ngay lekk. 50 yow loo soxla alal boobu ba ay 50 milliards di ko dajale ba njëriñ la lay amal c'est ça le problème bon mën ma wax tamit Sénégal amul liggéey boo xamante ni mënoo am 50 milliards. mais wax dëgg yàlla c'est louche waaw affaire boobu moom c'est louche mais. toll ni nga xamante ni mais boo amee 25 milliards créer emploi. jeunes yi dugg ci jeunes yi nga xamante ne bëgg nañ jaar ci yoon bu leer bi ñu dugg si ñu liggéey loolu gënul. ah jël sax peut-être. mun na jël 15 milliards ci commune bu mu nekk. mu def fa dara. jox leen jeunes yi ñu liggéey. parce que puisque à l'entame de vos propos wax nga ci affaire sàcc yi. voilà bon sàcc yi tamit ñu bari dañuy wax liggéey moo amul mais c'est que booy wax loolu liggéey moo amul loolu daanaka loolu danañ jox courage. comme tamit ñu foog ne liggéey amul moom ñun jeunes yi moom ñu dem sàcc. waaw léegi moom gars yi dañ ci war a jël les devants nag. pour ñu mën a éradiquer problème bi mooy affaire sàcc yi waaw parce que wax dëgg yàlla léegi mu ngi jël ampleur boo xamante ni dañuy foog ne léegi moom doon na liggéey sax ci jeunes yi bari waaw te Sénégal am na liggéey. Sénégal c'est que Sénégal yi dañuy foog ne affaire bureau mooy liggéey du bureau kese mooy liggéey bari nañu mais dañuy am complexe c'est ça le problème. li nga wax am na solo maa ngi lay jaajëfal bu baax bi bis ñu jàllale si beneen point. donc bu ma jógee ci Farba Ngom moomu damay ñëw ci li nga xamante ne mooy accident de circulation bi nga xamante ne moom moo am tout récemment ci parti Pastef bi ñu leen di jaale bu baax a baax di leen massawu bu baax a baax ndax gis nañ ni que ni dañoo defoon seen benn réunion bu ñu amoon au niveau de Ziguinchor donc bañ fa jógee di ñibbisi bi ñëwee ba ci yoon bi. donc voilà ci lañ à 3 kilomètres de Nioro donc foofu la seen oto bi dafee tonneau ba ñu am ci 3 morts donc 3 morts yooyu nekk ka nga xamante moo di Amandaw Moussa Camara ak Ibrahima Fall mais gis nañ ni que ni loolu tey jii bi mu amee bosu Ibrahima Fall bi sénégalais yëpp moo leen gën a touché pratiquement foo tourné ci réseaux sociaux yi moom la ñuy gis Ibrahima Fall moom moo nekkoon ki nga xamante ne mooy photographe personnel bu Ousmane Sonko. photo boo leen mënti gis rek affiche boo leen mënti gis rek ñu teg ko rek kooku moo ko def moo ko réalisé mooy Ibrahima Fall moom donc ñu gis ni que ni tout récemment rek il s'est marié. voilà donc mariage am ak léegi il s'est marié le 23 octobre. il s'est marié le 23 octobre. voilà il s'est marié le 23 octobre. gis nga début novembre une semaine mën nañu wax de mariage genre yooyu moom la même pas 15 jours de mariage donc. li nga xamante ne mooy accident bi am ba mu des ca tey tamit yàggul dara dafa ñàkkoon ki nga xamante ne moo di waajuram bu jigéen donc loolu bokk na ci li nga xamante ne tax na ba kaawam gën a metti voilà. macha allah métti na trop métti na mais ñu ngi leen di masawu waale Sénégal di masawu waale tamit waa Pastef parce que métti na lool ba fu métti yam c'est pas la première fois nag si convoi yi accident di ci am.
ci 2021 bi c'est la deuxième fois donc ñuy bàyyi xel bu baax ci tali bi di bàyyi xel chauffeur yi di bàyyi xel bu baax a baax parce que bakkan dafa fort te benn nit rek bu gaañoo bu décédé rek mën na yëngal àddina parce que ñi lay xam ñi la bëgg ñi nga nekkal ñi la yàgg di fréquenter loolu duñ mën a accepter boobu absence dañ ci bàyyi xel bu baax ñu jàllal ci beneen point. donc bu ma ci jógee damay ñëw ci ki nga xamante ne mooy suñu international boobu ñu koy wax El Hadj Diouf. El Hadj Ousseynou Diouf sama fant bi. waaw gis nga xamante ne en 2000 voilà 2002 yëngaloon na li nga xamante ne moo di Sénégal. gis nañ ni que ni chez lui la famille s'agrandit actuellement nii nag mu ngi def buzz boobu voilà gis nañ ni que ni ki nga xamante ne mooy taawam di doomam bu jigéen am na bébé voilà. tout récemment. yàlla na dund te am ndaay ak baay waaye Kenza ma lay félicité bu baax di la wax voilà soit une bonne maman. surtout. ñu jàll ci beneen point. donc bu mu fi jógee damay ñëw ci li nga xamante ne mooy suñu président son excellence Macky Sall jël na benn décision boo xamante ne actuellement nii ñëpp moom la ñuy waxtaanee ci réseaux sociaux yi. actuellement nii passe sanitaire bi moom la bëgg a imposer au niveau du Sénégal képp ko nga xamante ne yaa ngi bëgg a dëgg ci lieu public yi il faut que nga yor sa passe sanitaire parce que nee na ni que ni pratiquement effort yi nga xamante ne tey jii moom la ñu fournir ci li nga xamante ne mooy période Covid bi gis nañ ni que ni agent de santé yi amul lu ñu sonneewul woon dañ doon toog ay fan duñu ñibbi seen kër daj ci coono état bi tamit côté financièrement aussi mu am lu ne lu mu ci daj population bi tamit sonnoon ci bay bëgg a dee donc mu commencé na jur ay fruits duñu nangu kenn ku leen koy yàqal actuellement nii donc képp ka nga xamante ne fii ak mu ngi joxe la nga xamante ne au moins fii ak mi 2022 bi bëgg na au moins plus de 60% de la population ñu vacciné wu teg na loolu ci kiwu Diouf Sarr nee na ko loolu daal la ko teg fan yi vaccination bi voilà donc passe sanitaire daal voilà parce que passe sanitaire bi la ñuy waaj a teg si. vaccination bi de soulevé woon na ay problème yu garaaw yoo xamante ne. je sais pas man sama propre opinion laay joxe parce que tey jii épidémie yi fi jot a am yëpp yi fi sonal yëpp gis nañ ni que ni am na remède bu ñu teg muy vaccination. voilà donc man gisuma lu war a mën a tax ban polémique la mën a indi ba nit ñi duñu mën a dem vacciner wu ji na nit ñi delloo si seen xel dem vacciner wu ji man tey jii loolu laa leen di digal. kon dem leen vacciner wu ji pour jàmm sax ci Sénégal daal ñu am bonne santé éviter yu bëri non da ngay ñëw parce que instant yi yow politique buñ ci xasee dugg rek balaa maa suubu rek sama xel dafay daj ci yow donc yu saaxoo ay dara lox ci loolu. donc man dama foog ne loolu moom c'est tout à fait normal pour ñu am immunité collective maanaam loolu mooy ñu vacciner ñëpp parce que boo xoolee depuis première vague vaccin yi jot a ñëw ba tout récemment presque moitié yëpp ñu ngi commencé di périmer te loolu c'est pas du tout normal waaw ay milliards on est en train de perdre des milliards te loolu c'est pas du tout normal moo tax gars yi dañu war a dem di vacciner wu soit même mais boo waxee ñu ne non amul benn constitution bu wax ne le vaccin c'est obligatoire loolu c'est pas ça on a vu même le président de la République il s'est fait vacciner devant tout le monde le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr et cetera ñoom ñëpp jël nañu vaccin bi kon ñun lan moo ñu tere pour ñu dem jël suñu vaccin kon état lu mu bëgg immunité collective la bëgg te loolu boo xoolee tout pour moom mais pour ñun la. waaw. pour suñu bonne santé. pour man de jël naa sama vaccin yàgg na samay ñaari dose. ça fait longtemps nga fàtte ko sax. ci début vaccin. ci jël yu njëkk ya. non ci jël yu njëkk ya laa jël. loo xamante ne c'est gratuit du fay. voilà kon demal jël ko rek. leen ngeen jëli vaccin yi vaccinez-vous parce que c'est pour sauver tout ton peuple pour sauver la nation voilà et pour mieux vivre donc allons nous vacciner. c'est l'essentiel nañu jàll ci beneen point. donc bu ma fa jógee nag damay ñëw ci benn série ba nga xamante ne yëngaloon na jamono ji. muy ban série. muy infidèle. muy infidèle. donc infidèle tey jii amoon na saison 1 ak 2. bi mu fi jàllee nag gisoon nañ ni que ni tey jii imam yeeg yooyu yëpp yëngatu woon nañ ndax li nga xamante ne moom la fi juróon léegi CNRA nag dafa ñëwoon waxtaan ak ñi nga xamante ne moo di maison de production bi nga xamante ne mooy Evenprod
donc teg nañ ci table bi waxtaan na ñoom nee nañ nañu mën nañoo kii continuer bu dee seen 3e saison dina am nañ ko tourner mais quand même nañu respecter li nga xamante ne moo di valeur sénégalais nañ ko respecter ñu tourner ko parce que tey jii ñoom dañuy promouvoir li nga xamante ne mooy production sénégalaise bi li nga xamante dañuy jéggaani dem jëli ko fële balaa caa fii ñu def ko créer des emplois pour kii ko donc mais nañu respecter li nga xamante ne mooy kii donc ñoom nee nañ d'accord nañ ci loolu bu dee dinañ dem ba di ko tourner waaye li nga xamante ne ñoom nekkuñu fi pour bafouer li nga xamante ne mooy di valeur parce que am na ñaari série yoo xamante ne ñu ngi koy tourner muy Vautour ak Jàmbaar donc loolu yëpp ci Sénégal affaire valeur sénégalaise yi ci la ñuy wax mais infidèle n'empêche restera infidèle parce que infidélité lañ ciy wax. donc infidélité restera infidélité mais tamit il faut ñuy delloo si xel yi bu baax di xam ne Sénégal la ñu nekk Afrique la ñu nekk te l'Afrique a ses réalités suñ xasee ba dugg si dara loo xamante ni pour jëmale population bi kanam la buñ ko gàkkal buñ ko tàcceel ah. donc nañu ñi nga xamante ne ñoo yor maison de production yi dañuy bàyyi xel ci loolu bu baax a baax a baax a baax parce que dafay tax rek jeunes yi nga xamante ne ñu bëgg a lancer wu ci cinéma bi ñu ñeme voilà ñu mën a am courage en yu saaxo gisoo loolu. waaw gis naa loolu. gis naa loolu mais seulement que ñu respecté valeurs yi rek comme waa Jamra lu ñu waxoon. waaw lu ñu waxoon loolu rek la rek. parce que Mame Makhtar tamit mu ngi fii pour loolu ku def loo xamante ni méngawul ak suñu valeur rek. dañ lay interpeller waaw moom kay voilà moom kay macha allah il fait un bon boulot voilà. moom kay moom respecté rek bu ngeen ko respecté wu rek voilà. mu ñëw dal seen kaw waaw dal seen kaw ak doole nag. léegi nag beneen point. damay ñëw ci point ba nga xamante ne moom actuellement nii nag moom mu ngi lëmbee dëkk bi. xam nga buzzu mère Binta Faye bi jëloon nañ ko fi mais am na beneen buzz boo xamante ne fi mu toll dafa mel dafa ñëw rek yëkkati buzzu mère Binta Faye bi teg ko ne leen. non lii man mosuma koo gis ba ma juddoo sama ndey ak sama baay ba léegi mosuma gis lu ñu mel. fi nga xamante ne moo di biir Dakar rond-point pharmacie Gigom. fa la ñu gis benn waay joo xamante ne vidéo boobu mooy tourner actuellement nii ci circuler ci réseaux sociaux yi. waa ji daal ay saafaraam la yor. di ko sangoo ci digg rond point boobu ñëpp nag di ko xool leket bu mu sangoo ba pare bu paree teg toj bu jëlaat ba ca des toj ba pare yëkkati ay loxoom nag daal di jàll di ko yuuxu gars yi nag filmer ko vidéo yi daal mooy circuler actuellement. man Sénégal fu ñu jëm ñun man. maanaam loolu am mbirum mystique la gën a nduru de. mystique la ay saafaraam la doon sangoo. loolu mystique la gën a nduru de teg sa ay lekkatu 100 francs di sangu di toj. di sangu di toj pare aj say loxo di def benn koo xam ne da nga ay meeting. paroles yi rek am na ñu ko wax rek am na ku nekk si ginnaaw moo ko wax defal li mooy sëriñam peut-être moo ko wax li defal li. day respecté rek waaw moom day soumettre rek. muy sangu di toj. bu fekkente ne yow moom nga xamante ne yaa doon sangoo 100 francs yi bayre nga bëgg sa bayre jàpp na ndax instant yi même bu dee sëriñ digalu la ko sax ak réseaux sociaux yi ak fi réew mi toll. nga ne ci tali bi di def lu la saf yaa gën a xam ne dina la jàllale. t'inquiète am nga billaahi Faatiha ak Saar. donc ñu jóge ci loolu muy le motif bi nga xamante ne tamit bu Adamo bi nga xamante ne moom la fi teg comme que moom nekkoo fi dara lu dul jàpp vie privée jàmbur yi rek daal di koy waa di ko vilipender ne ko faa nga ci réseaux sociaux yi fi mu toll nii nag am na ci ba nga xamante ne bii paa nag da koo ñuy jàllul parce que daf koo dugal ndekete yoo affaire bi du le motif donc ñooñu dañoo nekkoon ci seen liggéey nekk ci seeni tournage muy ki nga xamante ne tey jii mooy Soxna Batoor ak Youssou Dieng voilà donc tey jii siiwal na ko bon finalement gars yi gis nañ ni que ni dañ doon liggéey voilà gis nañ ni que ni dañ doon liggéey ci loolu voilà. mu nekkoon vidéo bi nga xamante ni Adamo daf ko ne woon jàpp na vidéo Youssou Dieng ak Soxna Batoor ñu demoon si hôtel ya nekk Saly di leen def la leen saf voilà sénégalais yi nag ñëpp ubbi woon seen ay nopp di déglu mais comme art rek am na ñoo xamante nañ ko bëgg a salteel parce que boo ànd ay nit ngeen dem tournage nga bëgg a gàkkal seen der nga jël ay vidéo envoyé ko pour bëgg leen yàq si nga fa yàllay defaree nit nekk fa ba naan déedéet bàyyi leen xel ci loolu ñu jàll ci beneen point. bi nga xamante ne tamit mu ngi nekk ci li nga xamante ne mooy di kii tamit muy ki nga xamante ne mooy rakku Kati Chimère Diaw ñu koy wax Soukeyna donc gis nañ ni que ni moom tamit dugg na ci langue alxayri gi moom macha allah ba actuellement nag ñaareel la di ñaareel ki nga xamante ne mooy mami bi joué ci série Adja te kooku tout récemment la marié wu même pas 7 mois waaw jëkkër ji daal di takk jaareel. aw ma lu ma ci wax ne parce que góor gi am choix am di ko def waaye daal nañ bàyyi xel ci jigéen ñi xool dafa metti buy saaka yow mi nga xamante ne góor nga ndax ni nga def loolu. ah loolu kay ça dépend rek. ça dépend si la. ah nee nañ nag jabar dañ koy def am na si droit kay am na si droit.
donc loolu moom kay. su ko mënee daal su ko mënee daal su ko mënee kay bu dee mën na ñëw te mën na yemale tamit am na plein droit. c'est ça de waaw loolu la de. noonu la dëgg loolu la ah man de aw ma dara lu ma ciy wax comme que mën na ko moom ah. c'est ça. parce que triangle amoureux la te c'est pas facile. pas facile parce que jigéen ñi nga xam ne seen xol a fiir mais tamit dañuy delloo si xel te xam ne ay jullit lañ. ñu jàll si beneen point. beneen point bi nag muy coowal li nga xamante ne mooy sucre bi ñu doon wërale naan sucre empoisonné dafa dugg ci biir Sénégal donc problème boobu laam-laame nañ ko fi ba teg ki nga xamante ne moo di directeur du commerce intérieur moom nag nee na loolu amul démentir na ko parce que voilà nee na actuellement nii muy ñu koy wax Omar Diallo nee na ñi nga xamante ne ñooy saytu wàllum bépp lekk boo xamante ne day dugg ci biir Sénégal ñu ngi def seen liggéey correctement donc lépp lu fiy dugg comme lekk rek saytu nañ ko bu baax a baax nee na loolu moom amul suukar boobu. suukar nit ñi li ñuy wax fuu la. ñu jàll ci beneen point loolu jarul sax développé comme am na amul. merci jàll ci beneen point. bi ci ñëw nag mooy beneen bës bi nga xamante ne tamit mu ngi lëmbee. muy bosu Ndeye Lo ak Pawlish Mbaye gis nañ ni que ni Ndeye Lo daal moom ci écran bi daal la ne fang dang daal di déclarer amouram ki nga xamante ne mooy di Pawlish. Pawlish nag rafetlu na ko macha allah kontaan ci bay bëgg a dee nee na dof ak dof ñoo mën a ànd. Ndeye Lo dof bu jigéen la moom muy dof bu góor. mais tamit nañu waxante dëgg te yàlla tax man mii su ma nekkoon góor jigéen toog fee ne ma dama laa nopp ba pare nag fi mu ko waxee Sénégal yëpp di ko seetaan mu ne carrément dëkk nopp. mais Pawlish Mbaye bu nangu lu muy def il faut mu rafetlu ko xanaa xamoo leen góor yow mii yow xam nga sa bopp bu baax bu la jigéen ñëwoon ne dama laa nopp. non c'est un otage la jàpp Pawlish rek bon je ne sais pas daal Pawlish daal jox na ko bague fiançaayam daal moom ba toog. loolu mënuma am. waaw bu fekkee ni si mbooloo moom déclaré ko loolu c'est otage la rek da ko jàpp en otage rek. léegi yow nga ne lu ñuy wax. Sénégalais daal ñu ngi naan est-ce que du tournage clip. pour ñu nax ñu am déet wala leen lañu leen di menace ak Ouzin Keita defoon ay temps xam nga dañoo yàgg ñun lépp fi lañu fekk nañ seetaan rek ba xam fu ay gët di mujjee fu wànnent di mujjee ki gëtam waaw mu ngi noonu daal ci beneen point bi nga xamante ne nag moom laay tëjee fi mu toll nii muy Yewwi Askan Wi ci wàllum politique bi tey jii instant yi moom laa koy tëjee ñi nga xamante ne ñooy Yewwi Askan Wi tey jii def nañ seen choix seen choix. voilà pour ki nga xamante ne tey jii moo leen di représenté ci mairie bu Dakar bi. muy ki nga xamante ne Barthélémy Diaz la ñoom foofu lañ porté seen choix actuellement nii. donc ki nga xamante ne moo di Barthélémy Diaz nag def na benn kiiwam bu ndaw communiqué bu ndaw di ñaan ñi nga xamante ne tey jii ñooy ñi nga xamante ne tey jii ñooy responsable politique yi. ak ki nga xamante ne tey jii mooy maire bi nga xamante ne moo fa nekk. muy maman sax la koy woowee muy Soham Wardini donc mu ngi koy ñaan mu jàppale ko ndax ñu mën a gagner élection yi le soir du 23. du 23 voilà du 23 janvier 2022 comme ça ñu gagner élection yi. waaye ci for naa nag ci ay weewu bay ni ki nga xamante ne mooy di Soham moom àndul ci décision boobu. waaw parce que moom dafa bëggoon moom ñu teg ko fa. au lieu de battre voilà ba ñu ngi naan mu ngi négocier pour dugg ci beneen coalition boo xamante ne dañ ko fay teg xamuñu nag ndax dina dem ou pas mais mu ngi ci négociation yu intense pour loolu mais tey jii jeunesse bi yëpp dañoo ànd ci choix bi nga xamante ne moom lañ def ci Barth parce que gis nañ que ni xale la jeune la pour ñoom mairie Dakar jeune da koo war a jël actuellement parce que ay mag dong nga ko doon yor mais ñoom jeunesse bi actuellement ni dañ ci gis seen bopp donc ñëpp dañoo soutenir li nga xamante ne moo di candidature bu baax ba pare kontaan ci. waaw parce que dafa am ak jeunes yi complicité benn complicité bu grave boo xamante bu am importance boo xamante ne bu solide sax mais yàlla baax na. fi mu toll nii nee nañ sax tey jii ki nga xamante ne moo di Barth am nañ ci moom yaakaar ba ni que ni tey jii buñ ko fa tegee Dakar dana mel ni Dubaï. nopp dalootu ne allahumma amiin. donc tey jii loolu laa leen indi lool. loolu nga ñu indi loon bi bis ñu lay kontaane bu baax information yi am na importance pertinente nañu tamit comme d'habitude rek macha allah merci yu saaxoo fii kii fi mu jeexee fa laa lay tëmbalee instant yi nii mbirum mairie la ñuy wax politique daal en gros te yow xam naa ne bu baax politique moom da nga kaa comme ni ma ko waxoon sànq rek yaa xam moom donc looy wax ci loolu ba pare soo paree nga dugalaaleel ma say point comme ça ñu mën a faram fàcce lépp. pour mairie de Dakar comme lu ma wax sànq. loolu bon pour man Barthélémy Dias
mooy nit koo xamante ni waa candidat idéal pour foofu parce que boo xoolee ñu nekkal concurrent yi comme Abdoulaye Diouf Sarr ak parce que récemment gis naa ko ñu ne Bougane tamit day déposé foofu waaw mairie bi ak kenn ki voilà j'ai oublié le nom ñoom léegi boo xoolee concurrence boobu kon ñu teg Barthélémy Dias parce que Barthélémy Dias même présidentielle bu déposé candidat waxuma mu nekk premier waaye mu nekk deuxième wala troisième voilà kon voilà mais bon pour laata loolu léegi bu ñu fu mu wax noonu xaw ma Dakar dina doon xaw ma Paris xaw ma Dubaï ah ok mais loolu c'est un problème parce que boo xoolee ñoom yoruñu fond boo xamante ni mën nañu liggéey foofu xam nga nit il faut ñu xool foofu tamit nit balaa nga koy teg si sa gox wala nga koy teg kii il faut nga xool kii lan qu'est-ce qu'il va m'apporter d'abord il faut nga xool loolu voilà il faut baa xool moom lu mu lay promettre lu mu lay wax affaire yooyu gis nga loolu lañ wax day parloter rek mais est-ce que dina réaliser loolu c'est ça le problème léegi wax ma tam mais boo xoolee moo tax ñu bari boo xoolee bu ñu teg nit maanaam ci seen mairie da nga xool koo xamante ni mu ngi parti au pouvoir parce que quel que soit waaw dara day dugg dina mën a liggéey dinañ mën a liggéey voilà c'est ça le problème voilà mais Barthélémy Dias bu gagné foofu bon je ne sais pas daal voilà en tout cas daal c'est quelque chose à revoir. C'est quelque chose à revoir mais tamit ku nekk koo jéem a fal rek wala koo bëgg a fal rek c'est parce que da nga am ci moom yaakaar te Barthélémy Dias comme ni ma ko waxee woon sànq rek dafa am ak jeunesse bi complicité boo xamante ne bu solide la ba dañu am ci ñoom yaakaar voilà def ko seen candidat muy loolu kese loo liggéeyul rek doo ko fayeeku voilà d'accord. bu ñu jógee foofu ñu wax ci investiture bu benn bokk yaakaar maanaam xam nga mënuñu wax candidat yépp tey nii parce que liste bi démb 0 heure lañ ko tëj maanaam dépôt des candidatures démb 0 heure lañ ko tëj waaw léegi kon mais bu benn bokk yaakaar liste boobu moom c'est déjà publié waaw léegi bu ñu commencé ci Ziguinchor moom kii la teg foofu comment ça s'appelle là Benoît Sambou la teg foofu te lu ñu jaaxal mooy Ablaye Baldé c'est plus reconnu que Benoît Sambou te boo xoolee tamit ci réseau comment dirais-je internautes yi boo xoolee commentaire yëpp da ngay xam ne kon Ablaye Baldé lu mu am Ziguinchor kenn amu ko fa donc lu tax Macky choisir Ablaye Baldé mu jël Benoît Sambou te Doudou Ka tamit mu ngi foofu waaw mais Ousmane Sonko tamit candidat la foofu kon boo xoolee concurrence bi après ma jël ci commentaire yi waaw récemment ma ngi seet Pape Makhtar bu Walfadjri mu wax benn comment dirais-je mu def ci benn commentaire bu am solo ma tiré ci quelques idées mu ne boo gisee Macky mu placé Benoît Sambou à Ziguinchor parce que dafa xam ne fii pour ma gagner Ziguinchor dina compliqué ci man parce que Ousmane Sonko mu ngi foofu gis nga déjà pour ma gagner c'est compliqué léegi bu ma placé Ablaye Baldé foofu il me faut des millions dinaa ko financer ay millions mais bu ma placé Benoît foofu ay benn million sax wala exemple rek 500 000 mën na lijjanti affaire dégg mu ne kon état dafa xam ne xam nga ay calcul la parce que nit balaa ngay investir sa candidat si dara da ngay def lépp def recours xool ci notoriété lan la am affaire yooyu léegi dafa xam ne Abdoulaye Baldé moom bu ko placé foofu dina ko financer xaalis bu bari si nga léegi moom mu ne Benoît moom bu ma ko tegee foofu moom voilà grawul quoi même bu ma ko joxee tuuti léegi il préfère perdre exemple 2 millions que de perdre exemple 10 millions ah voilà foo xamante encore da ngay perdre sa 10 millions perdre sa candidat voilà te doo gagné moo tax mu xam ne moom dina kii ce que l'autre là Pape Makhtar loolu la wax te kii bu am solo la nag waaw kii bu am solo la politique ay stratégie la ay ruse dañuy calculer dañu ruser politiciens yi mais bon ku nekk yaa xam kii bi tamit liste benn bokk yaa seen liste bu ñu publier sànq même bu dee mun ñu wax lépp mais mun nañ citer quelque quoi comme Dakar ville moom Abdoulaye Diouf Sarr la investir foofu maanaam moom la placé foofu waaw bu ñu demee Point E Abdou Karim Fofana la placé foofu après ñu dem Thiès ville Yankouba Diattara waaw Yankouba Diattara waaw
Tivaouane Ville mu placé foofu Mamadou Diagne Sy après bu ñu demee Fatick tamit Matar Ba la placé foofu Kaffrine Abdoulaye Sow waaw bon liste bi jeexagul mais bari na trop waaw mais boo xoolee selon internet yi encore Macky daanaka ñu bokk ci benn bokk yaakaar ñoom rek la placé comme boo xoolee le cas de Abdoulaye Baldé xam nga Abdoulaye Baldé PDS la nekkoon après mu ñëw dugg ci coalition après mu ñëw ci Macky mais ça ne veut pas dire que mu ngi benn bokk yaakaar ñu bari tam ñu ne c'est possible que loolu moo tax mu ignoré ko mu teg Doudou Ka parce que Doudou Ka ci moom la bokk safla dootul la Benoît Sambou ci moom la bokk te boo xoolee liste yi ñuy publier daanaka même maanaam même lecture ñëpp même lecture la ñuy def ñëpp même lecture la ñuy def loolu mooy jaaxal ñu ne encore peut-être bu gagné élection bi am na lu muy préparé mooy 3e mandat. mais man loolu dama ciy jàng ak président moom ñi àndoon ak moom ba dara doonul woon dara wala ñi àndoon ak moom ba muy soogee toog ci kii bi pouvoir bi ñoom la gën a favoriser que ñeneen ñi mais loolu moom kenn du ko ci blâmer parce que ku nekk yaa xool ni ngay raisonner say affaire ku nekk yaay xam ni ngay tojee sa bopp ji nax comprendre nga comme ni ko olof di waxee moom mais nag loo gis. coalition la foofu dama lay dagg coalition la parce que bu doon APR la ñu ne APR kese la mais coalition Benno Bokk Yaakaar la donc coalition wax na lépp dafa war a laal fii laal fii laal fee laal fee ku ci nekk gis ci sa bopp. daxuma li nga wax comprendre naa li nga wax daxuma li nga wax mais dama ni moom bu ñu gisee ci jàngat ñi nga xamante ne ñooñu la àndaloon ba dara dul dara ñooñu la gën a ub que ñeneen ñi moom moo xool peut-être nu muy defee même lii yoon ak lu dul yoon man moom aw ba parti du ma jël kenn faralu ma kenn lii yoon ak lu dul yoon moom moo xool li nga xamante ne moo ko saf waaw moo koy defee na mu ko saf. loolu c'est pas normal parce que moom il est le père de la nation. waaw moom warul am benn côté boo xam ne loolu foofu lay favoriser ba muy feeñ nag. waaw loolu c'est pas du tout normal. yu sax gi de mooy suñu politique bi ci kër gi fii ñu jàll ci beneen point. bon daanaka man moom sama kii bi moom jeex na loolu laa leen parce que mënuma wax comme li ma leen waxoon rek mënuma wax pour voilà liste bi dafa gudd te mënuma wax tamit tour yeneen candidat mais bu benn bokk yaakaar moom parce que loolu c'est officiel depuis quelques jours voilà mais pour yeneen yi moom affaire bi démb 0 heure lañ ko tëj kon mënuma leen. mënoo ci yokk leneen. mais li rek yu dara la instant yi dañ lay kontaanee di la bégg bu baax di la rebégg di la wax ne toj nga fi. buñ la joxee marteau voilà t'as déjà fait le boulot. di la libéré di la wax à la prochaine ñu fas yéene dalal ki nga xamante ni moo di Bébé Fa. Sadikh établissement moo leen indil vinaigre Mame Diarra di vinaigre bu set te sell ñu koy defaree fii ci suñum réew. vinaigre Mame Diarra am na vinaigre blanc ak vinaigre coloré ngir jàppale jigéen ñi ci seen waañ. vinaigre Mame Diarra am na butéel bu mag butéel bu yem ak butéel bu ndaw yemul ci loolu mu indil leen ay microdoses adaptées à la bourse ménagère di ay sachet yu yem yu mën a sàppali seen cin. وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود. Sadikh établissement mu ngi féete ci diwaanu Rufisque Colobane Guy Mouride boo ñu bëggee jot mun nga ñu woo ci 77 1669 33 66 adresse email sadikh-établissement@orange.sn. vinaigre Mame Diarra roy daal du nuroog pire. Bébé Fa asalaamaaleykum. maaleykum salaam Fatou Kiné di nuyu Bébis di nuyu mbokku internet yi ñuy seetaan à travers le monde entier maa ngi leen nuyu di leen ziar bu baax a baax waaye maa ngi nuyu kilifa diine yi cosaan sàkk si ñoom ñaan bu baax a baax ñi nekk sa lal hôpitaux yi duma leen fàtte benn yoon yal na leen yàlla yëkkati ba ñu delluwaat ci seen njaboot ñi nekk si prison yi tamit duma leen fàtte benn yoon yal na leen yàlla génnee ba ñu delluwaat ci seen yitte ba li taxoo ñu dugg fa du taxaat ñu dugg fa. tey loolu indiloon si Mode et Beauté. tey nag ñu ñëw ci seen 3e numéro Mode et Beauté tey nag ma indi leen li nga xamante ni mooy bisaab ñun ñu tàmm ko di ci def ay jus muy indi ay mu ñuy jox ay bienfaits yoo xamante bisaab bu xonk
mu ñuy jox ay bienfaits yoo xamante ni macha allah comme ni ñu koy defee saa su ne am na nit yoo xamante dañuy gëstu di xool bisaab nan lay def ci yaram da koy bellil macha allah et aussi dañ ciy def li nga xamante ne ni mooy masque donc masque waa comme que bisaab bi xam nga boo koy jënd noonu day xajam ba pare day poussière da nga koy jël nga raxas ko boo ko raxasee nga def ko ci benn bool nga daal koy jël xooj ko boo ko xoojee di nga gis lu mat 3 minutes di nga gis mu ndox mi daal di rouge mu yàbbi ba pare day nooy nga jël ko def ko ci mixeur bi boo ko defee ci mixeur ba pare di nga gis mu xaw a mel ni pat day mel ni pat nga jël koo def ko ci sa kanam boo ko defee sa kanam nga toog lu mat 3 minutes di nga gis mu wow boo wooyee di nga gis kiiwu bisaab bi ni muy def ci sa kanam bi nga daa koy jël fëgg ko toogaat lu mat 5 minutes soo paree nga dem sangu ji boo sangu jee pare di nga gis sa kanam gi commencé di naayi di liis di belli comme ësal ni mu koy defee rek borom buruj baraj bi. yéen bisaab garaaw na de bisaab man weeru koor gi ak ni ma bëggee bisaab mënuma manqué bisaab nekkati am na leneen lu ñu mën a def bisaab. waaw loolu gis nga dafay nekk loo xamante ni dañ ci sawar di wax xam nga d'habitude comme lu ñuy wax rek nous les Africains on est des mendiants assis sur une mine d'or rawatina Sénégal gis nga richesse bi nga xamante ne moom lañ am fii ci biir Sénégal ak a bari mais duñ ko exploiter malheureusement pour nous xoolal li nga xamante ne c'est naturel amul benn effet secondaire baax ci yaram bio voilà. da ngay gis sax boo enjumé ñu la koy digal. ñu la koy digal. waa te waa boobu sax du faj kese bisaab li mu mën a def moo bëri parce que mélange buy ak bisaab dafay faj tooy te loolu yàgg na ak kel buy ak bisaab waaw mi ngi noonu waaw donc bisaab ba ngoog Bibis. waa léegi Fatou Kiné comme que man dafa mel ni liñ ma joxoon ci ay waxtu jeex na donc damay waa gis nga léegi bàyyi rek ma tàggatoo bàyyi la nga jàll ci sa deuxième partie donc maa ngi sant bu baax ñi nga xamante ne ñooñu baaxoo di seetaan fii ci suñu télévision bi di la chaîne de l'élégance du ma def nag du ma dem te remercier wu ma ki nga xamante ne moo di Ramatulaay Ba di sama sœur boobu nga xamante ne moo génn ak man fii ci perruque bi ki nga xamante ne nag moo di Yaay Ma Aydara moo génn ak man fii ci o donc ma daal di leen remercier rek di jaajëfal bu baax ñi nga xamante ne ñoo ñi seetaan saa su ne di leen kontaane bu baax a baax di leen jox rendez-vous à très bientôt incha allah. Bébé Fa wax ci sa 2%. ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon ci beneen numéro di nuyu ki nga xamante ne ni mooy Babacar Diouf nee naa la Diouf a ñu ko bàyyi Samba sëtum Alassane ak Sine su may wax ci yow sax du ma doyal mais xam naa yàlla na ma yàlla bàyyi ak yow ba li nga bëgg yépp nga am ko di la wax. bëgg nga leen kon ñëpp bëgg nañ leen Babacar Diouf yow tamit kala solal defal la perruque ñu yéen daal yéen ñuy sotle maanaam donc xale yi à très bientôt dinaa leen namm nag.